ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yittewoo mën ngeen ñu jot ci 77 298 65 79 wala boog ci 76 452 72 67 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Point de la rédaction du samedi 11 juillet 2020 mbokki internet ñi ngi leen di nuyu fi leen daan nuyu saa su nekk ñu fas yéene ñëw comme tous les jours ni ñu koy defee fas yéene waxtaanee actualité bi am ci jour bi waaye tey ji ci samedi bi dañuy def benn récap daal di waxtaanee actualité yi am ci semaine bi yëpp. bokk na ci affaire Cissé Lo ak Oryx yi nga xamante ni def na coow ginnaaw bi leen ministre bi doon jëm yóbbu fële ci benn réserve privée mu ñu am ñaari ci ñàkk seen bakkan dinañ waxtaane également l'affaire Ndingler et Babacar Ngom jeexale ko foofu ca Mali maa ngi lay nuyu bu baax Moustapha Mbaye laa ciy àndal ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokk internet yi. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu képp koo xam ne internet nga yàgg ñu suivre fii ci Sunugal 24. di leen feddale encore rek sunu kóolute ak sunu mbégte si ànd bi ñu ànd ak ñun. ayca Moustapha ni ma ko junjee ci bopp dañu koy door rek ak affaire Cissé Lo moom ma bokk na ci actualité phare bi nga xamante ni waxtaane nañ ko ci semaine bi def na à la une de l' actualité muy Cissé Lo dàqam foofu ca APR ak fi nga xamante ni moom mooy groupe parlementaire benn bokk yaakaar foofu ca assemblée nationale boobu ba léegi nag Cissé Lo kenn gisu ko kii di Aymérou Gningue nekk président groupe parlementaire moom tamit dugg na ci coow li ndax porté na plainte kii di Moustapha Cissé Lo ginnaaw bi mu tuumalee jabaram ne dafa bénéficié wu ci ay marché yoo xam ne si nii ñii di autorité publique yi dañ ko yombalal ci ni mu ko amee mu nekk mbir moo xam ne si nii jaxasoo na waaye coow li muy bëri yëpp kenn déggul Moustapha Cissé Lo ba léegi nan nga jàngatee tekkaaral googu ak nëbbutu gi nga xamante ni nëbbutu na ko. waaw comme ni nga ko waxee nii rek jamono ji moom semaine bi mën naa ne sax semaine am la moom semaine bi moom vraiment dooree ko ci partenaire bi nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk a dàq ko mu des ñu yóbbuwaat ko assemblée nationale dàqaat ko ci groupe parlementaire bi te ñi ñaa ngi junj sax ne boo moytuwul mandat député bi dinañ def ay pexe ngir mu jógee fële ca assemblée nationale moom ba tey kenn déggu ko parce que ce matin ñi ngi dégg ñu ne am na huissier boo xam ne sax mi ngi ko doon jéem a gis pour notifier ko mais daal ba léegi kenn mënu koo teg bët mi am beneen ay kàddu ñu doon yëkkat si ginnaaw tamit doon wax ne doon na koo xamante ne yaramam dafa sutante jamono ji ba waral na tax na ñu bëri sax mënuñu koo teg bët loolu tamit doomam mi weddi nañ ko donc mu bëri ay wax yoo xamante ne ak ay contradiction ay déclaration yoo xam ne mi ngi am autour de sa personne mais ba léegi kenn mënuñoo édifier parce que moom ba léegi il s'est emmuré dans un silence total kenn xamul lan la décidé kenn xamul ci lu mu nekk kenn xamul dara tamit génnul def communiqué mais lépp lu ci mënti am mooy ñi mu ko séqal fi ñu toll nii ils sont loin de ranger les armes tegaguñu ak ngànnaay yi parce que boo gisee démb sortie yi am démb ak bërki démb da nga gis ne ñii maanaam li ñuy wax tirer sur une ambulance moom la ñuy def jamono ji parce que fekkente ne ba léegi ñi ngi wax ne dañ koy porter plainte bu fekkente ne ba léegi ñi ngi wéy di soulever ay coow comme quoi war nañ koo dàq biir assemblée nationale wala yan manigance la ñuy def yan subterfuge la ñuy utiliser pour génnee ko assemblée nationale c'est-à-dire dañuy jéem a daaneel nit ki dañ koy jéem a wàcce ba mu daanu suuf carrément. dañ ko bëgg a détruire complètement. donc mbir moom nag je pense que xeex la boo xamante ne buñ ko entamé ak buñ ci duggee ñoom ñoo ciy perte wala ñoom ñoo ciy perte aussi parce que lépp du APR ak opposition mais APR ak APR la c'est un problème APR APR. voilà donc faute la boo xam ne si mënoon nañ ko faute ci seen biir te kenn du yëg. waaw xam nga moom liñ naan le linge sale boo ko yóbboo fële. ci mbedd mi ku nekk am ci kàddu gu mu wax. te ñoom fi ñu toll yóbbu nañ ko ci mbedd mi ñëpp dinañ wax pot mi set na wala setul wala lii wax ku nekk di nga am loo ci wax foofu lañ nekk jamono ji et man dama yaakaar ne saaga na boo fekkee ne da nga koo dàq ñuy wax ci affaire justice dàq nga ko jeex na nañ tourner page bi seet leneen mais d'ores et déjà ñu dugal ci justice côté procès am dina dem wuyu du wuyu ñu continuer encore di occuper actualité ay nga porter plainte Yakham Mbaye aussi mi ngi waaj mu ne moom tamit dafa waaw dégg nañ avocat yi nga xam ne yëpp jël na leen yooyu yëpp mu ko tudd pour man loolu lépp jaru woon ñu yegg foofu bon ils diront que non dafa saaga daf leen def nii mais Yakham Mbaye ne depuis plus de 10 ans ngi ni mi ngi koy saaga donc kon lii du lu bees comme du lu bees nag pour man jël nañ ay sanctions
def nañ leen waa seen parti nañ tourner page bi dem parce que actuellement opinion bi soxla na leneen lu loo xamante ne dañuy toog fii di enfler benn coow boo xamante ne coowal saaga la ñu teg ko fii jëmale ko suba je pense que loolu du loo xam ne moom lañ soxla jamono ji surtout période Covid boo xamante ne ku nekk mi ngi def ként laay kantanam ngir mbas mi wan ñu ginnaaw donc soxla ñu débat boo xam ne dafay trop durer ci espace public bi rawatina ay saaga. et puis saaga yi Moustapha nekkul ne Cissé Lo dafa saaga de façon publique mais dafa saaga envoyé ko nit am ku jël audio yooyu noonu tasaare ko ci internet bi loolu aussi ki tasaare audio bi kooku tamit yoon war na ko mën a def mën na ko teg loxo. mais gis nga am na fi affaire Ouleye Mané ay photomontage yu ñu defoon ci président de la République ñëpp gis nañ ni mu demee bañ jàpp ko tëj ko bon ils me diront que institution la ak yooyu yëpp mais même procédure boobu pour man war nañ ko mën a utiliser ba teg loxo ñi nga xam ne ñoo génnee audio yi te ñi génnee audio yi da kenn jiitu ci ku dul Farba Ngom moom moo def interview ak waa Seneweb ni leen saaga yaa ngi nii gis nga nii la may saagaa teg ba dañ ko mujjee doon dagg def tin ñëpp xam ne lii ay saaga la donc pour man yooyu yëpp war nañ ko remonter xoolaat képp koo xam ne am nga ci responsabilité parce que ñoom dañoo dàq dafay avertir bi ñu dàqee Moustapha Cissé Lo dañoo avertir ñeneen ñi nga xamante ne impliqué wu nañ ci coow li pour man doyul comme dañoo war a dugg ci mbirum yoon rek bu ñuy dugg ci mbirum yoon nañ koy def yoon bu mu sës namat bis bu ñuy dem yoon namat ba képp koo xam ne génne nga saagay ñu boole la yow tamit si ñi nga xam ne dañuy rëq seen ndigg mais bu fekkee ne duñ dem yoon nag nañ ko yemale foofu yemale ko ci dàq bi et je pense que foofu la yem parce que actuellement dënn yi ñoo jóg rek peut-être ñiñ saaga am nañ lu leen metti gisee nañ yenn kàddu yi ni mu demee tamit mais loolu moo tax rek mais yaakaaruma ne yoon bi dina ci aboutir comme ni mu ca waree parce que tamit quoi qu'on puisse dire Moustapha Cissé Lo n'est pas n'importe qui dans ce pays. surtout ak fi mu jaar ak. ki nga xamante moom mooy président Macky Sall. yàgg nañ ba dara dul dara xeex na ak moom fu nekk. ànd na fa ak moom donc ba ci 2008 bi ñu leen di dàq sax assemblée nationale ñu dàq ko ndax Macky Sall donc pour man Macky Sall waroon na doxale neneen woo ki nga xamante ni moom mooy Cissé Lo waxtaan ak moom dalal ko ñu ànd demaat parce que c'est APR dans APR donc comme ni nga ko waxee APR la ci biir APR donc ñoomu neen la moom nañ ko lijjanti seen biir ci na mu gën a rafet mais balaa ngaa tëj foofu man dàq bi du ma ci condamné Macky Sall de déedéet man pour moi je me dis que dafa yéex a jël ay responsabilités parce que c'est pas la première fois mi saaga Moustapha Cissé Lo toog na fi mu ne Macky Sall bu dofloo ba def fi mandat bu 5 ans kenn waxul fi may waxee mooy c'est-à-dire mënoon na jël ay matukaayam ba nga xam ne si tey coow li du egsi fii man foofu laa la rejoindre voilà ma ne xam nga tey ji dàq bi mënoon na ko éviter su fekkonte ne njëkkoon nañ ko avertir xam nga dàq dafay doon benn décision boo xam ne moo mujj mun nga avertir mun nga blâmer nga doog a dàq mais yooyu yëpp jaaruñu fa ak moom pour man waroon nañ ko conseil de discipline waroon nañ ko njëkk woo laataa lii même bu ko defee opposition wala keneen ñu woo ko wax ak moom bu récidivé ñu waxaat ak moom ba dernière troisième mesure ñu doog koo dàq. mais Macky Sall dafa mën a seetaan. waaw loolu la seetaan bi nag moo indi problème bi moom day seetaan dafa seetaan comme ni ma ko fi doon waxee. dafa jiite mais njaboot gi daal dañuy nekk foofu di xeex di reyante mu def nii jàpp njàmbal ba bopp toj. mu soog a loolu laa ko doon waxee bopp day toj sax du réagir dañ bàyyi bañ dem réanimation mi doog a réagir te loolu problème day am bu ñu tojante bopp rek jógal nga àtte bul bàyyi bañ dem réanimation sinon day am mort d'homme après nga doog a jóg di wax te finalement médecin après la mort lay doon médecin après la mort lay nekk te xam nga maanaam seetaan mbir di nga yaakaar ne sa yoon nekk ci waaye boo moytuwul lépp sa kaw lay këpp je pense que mënoon nañu éviter lii yëpp xew ci APR ginnaaw coow li nga xamante ni yàgg na am APR yàgg na am coow ci seen biir donc mu nekk sax ci yenn localité yi fu ci mel ne Pikine maa ngi leen doon tooñ fan yële ak sama benn invité bu mu fa amoon mi Malal Diallo Picc maa ngi koy nuyu au passage maa ngi koy tooñ naan ko yéen Pikine da ngeen APR Pikine dafa am ay APR rouge am ay APR marron lu ne am na fa donc jibawul ci seen biir yooyu baaxul ci li nga xamante ni moom mooy parti politique surtout koo xam ne parti boo xam ne si ni moom moo nekk au pouvoir Moustapha bu ñu jógee ci loolu dañuy jàll ci leneen muy affaire des oryx yi nga xamante si nii doon nañ ko transporter fële ci Ranérou doon ko yóbbu réserve privée bu Abdou Karim Sall nekk ministre de l'environnement fii ci Sénégal ñàkk ci seen bakkan jur na coow lu bëri tamit ci semaine bi waxtaanee nañ ko moo tax tey ñu ñëwaat ci mu am évolution parce que ministre de l'environnement Abdou Karim Sall moom tudd léegi def na sortie daal ci àddu jëmale ci mais nag fa ñu yaakaaroon ne foofu lay génnewul foofu parce que ñu jàpp ne woon day génn def regretter affaire li xew ñii ne sax dafa waroon a démissionner ba yëf yi leer mais dafa génn ne moom il est droit dans ses bottes li mu def bon dara nekku ci li mu def am na ci droit def ko mu nekk loo xam ne discours boo xam ne si nii bett na Sénégalais yu bëree bëri yow ban gis-gis nga am ci li nga xam ne si moom mooy sortie Abdou Karim Sall boobu. waaw pour man sortie la boo xamante ne c'est une sortie vraiment triste sortie bu triste la c'est une sortie très triste. même parce que boo xoolee tey jii ki nga xamante ne pour man su ma ko doon conseillé jamono ji sax du ma wax.
su ma ko doon conseillé mais Moustapha noonu na dañ ko dégg fa nekk ministre de l'environnement mu am lu mu def loo xam ne si nii ci biir département am la bokk muy ay oryx ñoo xam ne loo xam ne si nii 25 espèces en voie d'extinction ci lañ bokk mooy oryx yi donc ñu koy transporter mu ñu am yu ci ñàkk seen bakkan en tant que ministre de l'environnement war na génn sax bu fekkoon du moom sax bu fekkoon du moom moo doon transporter sax bu loolu amee war na génn waxuma laa nag mu nekk moom xam naa fi nga waxee bu baax pour joxe explication voilà mais wax bu bëree rek ñaara ko sekk wax bu bëree rek ñaara ko sekk te dañ ne wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ maa wax te matumaa wax wala dañ maa wax te jotumaa wax mais gis nga polémique bu amee boo waxee rek toujours dañuy sukkandiku suñu wax pour gën a taalaat daay bi mais pour loolu yëpp am da ngay toog da ngay def tuuti recul nga jàngat situation bi nga xool nan lañ ko liiree nga xool ndax da ngay ñëw jéggalu ndax da ngay ñëw nga camper ci sa position ndax da ngay ñëw nga demaat beneen phase ci kanam donc yooyu yëpp da nga koy xool et je pense que fi mu waxee nii ak ni mu non seulement fi mu waxee pour man du période bi parce que waroon naa expliquer wu mais tamit pour man c'est pas le moment parce que moment bi bu génnoon rek pour man bu génnoon li muy wax rek mooy li nga xamante ne mooy raison yi kat def loo mbir bi mais pas pour forme beeg yooyu yëpp dafay indi problème donc pour man sortie bi d'accord ma ci ak moom mais sortie bi ci biir fond bi tamit dafa indi problème parce que mënoo ñëw nga ne je suis droit dans mes bottes man li may def man dama ci carré dama ci teg ci yoon mais waroon na rëccu au moins ñaari espèces yooyu nga xamante ne dañoo faatu ci déplacé bi ñu doon déplacé et pour man loolu lépp responsabilité am la parce que bu fekkente yaa jiite direction des parcs jiite woo ko mais yow yaay doon seen kilifa ñoom ñoo la jox ñoo amal convention ak sa réserve privée ba nga mën fa jël ak ndigal mi ngi mel ni borom kër gu bëgg dara ci taawu këram daf koy yomb donc du bokk kenn nga xam ne ci àll ba la ko soxlaa conflit d'intérêt dafay dugg nécessairement donc conflit d'intérêt boobu bu duggee nag dañuy jàpp ne yow yaa moom ak askan wee moom bu jaxasoo amee rek dañuy jàpp ne yaa ngi njuuj njaaj wala yaa ngi def loo xamante ne naka sulu noonu loo xam ne askan wee ko moom et je pense que foofu noonu nag mooy li nga xamante ne foofu la problème bi nekk parce que yow mënuñu laa dénk loo xamante ne Sénégal gépp ko moom nga si rocc yoo xam ne da nga koy yóbbu sa kër loolu dafay indi problème. d'accord bi loolu amee ñu bëri ne dafa waroon tekki ndombal tànkam ci yoon ba mbir mi leer parce que loolu échec la vraiment échec la ministre de l'environnement et puis ñu ngi koy dégg ci ay dagg ay garab tamit. xam nga mu dafa xaw a contradictoire nag suñu ko gisee ci ministre de l'environnement buy dagg ay garab di jël ay oryx ñuy dee. ba pare métti lu ko def ko dara est-ce que jàppaloon tey waroon na tekki ndombal tànkam ba yëf yooyu leer. mais xam nga moom comme ni nga wax nii rek léegi moom ay contradiction yoo xam ne doo comprendre parce que moom heure bi moom moo waroon fexe boo xamante ni bu gisee kii yóbbu ay oryx mu teg loo xam ne day oryx yi du dem heure bi moom moo waroon ne noonu am na beneen ministre bu bëgg yóbbu ay mu ne ko du dem coow loolu la ñu waroon dégg affaire yooyu mais pas moom mais comme ni ko Serigne Cheikh doon wax rek Sénégal bu ñu nee ban problème crise ma ne crise de logique la Sénégal am parce que da ngay dem ba doo comprendre yenn yu bëri ni dara dafay weex ñu ne dafa ñuul dara ñuul ñu ne dafa xonq donc finalement doo comprendre ni naka lañ ko mën a appréhender ak naka lañ ko mën a comprendre mais moom comme ni ma ko fi waxee woon semaine bii ñu génn wala semaine bi bu doon yenn dëkk yi la ba léegi du xaar sax ñiy def remaniement wala def ne ñu ko fa jëlee moom mooy dem yoonam parce que faute lourde la def. mais amuñu culture boobu. non amuñu culture boobu tàmmuñu ko fii li ñu xam rek mooy jékki-jékki rek nga dégg ñu ne tëbal nañ la nga doog a tëb dem. mais jékki-jékki nit jóg bàyyi demal boppam nii. wala mu tekki nombal tànkam. pour dem justice dem àtte kook affaire yooyu noonu. xamuñu ko te duñ ko defee lii nag pour man. mbir la boo xamante ne dafay mettre mal à l'aise président de la république dafay mettre mal à l'aise ñi nga xam ne ñooy liggéey ak moom parce que ñi ngi wax affaire u saagaay pareeguñu ñu dégg benn ministre boo xam ne mi ngi yóbbu ay kéwél ba mu am benn bu ci dee donc mbir la boo xam ne daal pour man war nañ ko leeral bu baax a baax situer responsabilité yi te loolu pour ñu def ko moom il faut que mu jóge ci poste ministériel boobu mu nekk bu fa jógee nag jugoo doo ko mën a def enquête xam lan ndax animaux yi waroon na leen déplacer ak lan moo rey animaux yi parce que bu ñu fàtte ne espèces protégées lañ tamit espèces protégées ils font partie des 25 espèces proches de l'extinction donc ñooñu dañ leen a war a protéger parce que sinon dañu dem ba benn jamono dootuñu gis kéwal ci àdduna te loolu musiba lay doon sax musiba lay doon parce que yeneen génération yi ñëw dañuy ñëw ñu naan leen amoon na ay espèces yu fi amoon ñu leen woon ay photo rek la ñuy mujjee gis ay kéwal ak affaire yi ñoom duñu xam maanaam duñu am chance pour gis ko réellement duñu am ay photo rek mais au-delà de loolu tamit pour man bu ñu ko joxoon koo xamante ne tamit ministre am nga lii problème bi muy indi rek mooy parfois duñu mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ñi suñu gouvernement bi dañuy xool problème politique rek man nekk naa président Mahfouz sama xarit la journalisme laa ko xamee c'est un bon journaliste
ma jékki-jékki rek jël Mahfouz yóbbu ko domaine santé wala ma jékki-jékki jël Mahfouz yóbbu ko agriculture parce que sama xarit la rek ma ne Mahfouz noonu agriculture ki fa nekk noonu demal nga géral ma ko booy dinaa la tegal waa Mahfouz xamul dara ci mbay musul téye sax ileer ma ne ko noonu di nga am cabinet bu baax y a un excellent job qui est là-bas boo demee dina gérer affaire yi dina la dëggal dossiers yi nga dem mais du loolu dafa am benn expérience boo war a am xam ni muy demee tey jii mbirum transfert oryx yeeg yooyu noonu yëpp pour man bu ñu amoon benn ministre boo xamante ne xam na environnement xam oryx yi xam ne lii ay animaux yoo xam sont très craintifs yi dañ koy wax animaux yu ragal lañ dañu gaaw a tiit ñu nga xam dañ gaaw a tiit dañ gaaw a affolé naturellement sax soo leen di gis sax da ngay gis ne ñoom dañu xaw a rabe waaw dañuy rabe mi ngi noonu dañuy bëreet daw bu fekkee dañu leen dugal ci benn oto bu xaw a ndaw nii bu ñëwee tëbee rek du yomb mën nañ gaañ et puis seen péjjën yi ni ñu demee noonu donc mbir la yoo xam ne pour man buñ ko defoon ca na mu ca waree ak nañ ko war a defee tamit amaana mënoon nañ cee mucc mais xam naa tamit mbir moo xamante ni ñu ko defee la moo tax mu jur lii rek te et puis xam naa ne bu ci lii amul woon tamit danañ ko def ba mu jàll te kenn du ko yëg mais tey jii est-ce que moom kese moo fi am réserve voilà c'est ça est-ce que moom kese moo fi am réserve parce que am na ministre yoo xam ne si nii amoon nañ fi ay réserve mi ngi noonu jamonoy Abdoulaye Wade amoon nañ fi ay réserve mi ngi noonu donc est-ce que moom donc moo am réserve est-ce que amul yeneen oryx yu nekk si yeneen réserve moment la boo xam ne war nañ tijji débat yooyu yeneen animaux mi ngi noonu moment la boo xamante ne war nañoo mën a tijji débat yooyu yëpp ñu xoolaat ko parce que pour man c'est très intéressant ñu gëstu loolu waaye Moustapha waa Ranérou day bàyyiwul affaire bi de mairie bu Ranérou ñoom nee nañ Moustapha kii di ministre nu mu tuddati sax Abdou Karim Sall ne leen indiwaatal seen ñeent yi nga xam ne si ñoom ñoo des comme rey na ñaari ñoom ñi ngi réclamé yeneen ñeent yi ci des ñu indi leen xam naa ni moom coowal kéwél yi balaa musee génn du yomb coowal kéwél yi moom kéwél am bopp xam naa kéwél am na bopp de xam naa kéwél am na bopp moom vraiment parce que coowal kéwél yi moom ni ñu koy waxee nii ba biñu déggee rebondissement bi comme ni ñu ci waxee ni ñoom tamit ñu laaj na leen indi na leen dellu seen ay kéwél ce qui veut dire que problème bi jeexagul léegi fayagul te li ma yaakaar ne li koy mën a fay rek mooy njiitum réew mi ñu jël ci ay décision ferme bañ ci yoxal ay tànk soit mu démettre ministre bi wala ministre bi dem yoonam wala ñu ubbi enquête xool mbir mi nu mu demee nu mu ca waree parce que tamit loo xam ne askan wi yëpp ko moom nit mu kenn mënul comprendre benn nit tànn ci loo xamante ne tànn ci tollu juróom benn ba ko yóbbu ci réserve am te gëstuñ def sax ñoom tamit ay troupeau la ñuy dundee par groupe la ñuy dundee xam naa loolu moo tax sax mu def juróom benn mais nii am na ñu doon wax naan lu tax yóbbuwul benn lu tax yóbbuwul ñaar wala affaire yooyu mais 6 mu bëgg ko yóbbu ci espèces yoo xam ne dañoo raar donc comme ay troupeau la ñuy dundee ak yooyu xam na c'est à prendre en compte waaw moo tax waaw reproduction beeg yooyu xam naa moo tax daal donc am na solo bu baax a baax waaye comme ni nga ko waxee rek Macky Sall en tout cas war na ci mën a jël ay dogal bu baax a baax ñu xam mbir mi fan la féete xam également Abdou Karim Sall aussi fan la war a féete ci mbir mi bu ñu jógee ci loolu les amis internautes dañuy jàll fi nga xamante ni dañuy dem day voyage dem Ndingler la ñuy dem seen problème bi ak Babacar Ngom muy Ndingler ak Jilax ñoom seen problème bi ba léegi ku nekk yaa ngi jàpp fa nga jàppoon Babacar Ngom ma nga fa mu jàpp nee na du delloo teer yi parce que def na ci xaalis bu bari def na ci presque 1,5 milliard ñi nga xamante ni ñoom ñooy villageois yi dëkk foofu ci Ndingler ak Jilax ñoom nee nañ aussi seeni suuf du dem donc nag il faut ñi ci war a wax ci ñi ci war a jëf ci ba li nga xamante ni mooy problème boobu ñu mën koo régler coow ba ñu am parce que coowal suuf lii bu ñu xoolul nu ñu ci def mën na indi jëye ci réew mi. Cheikh Yérim Seck doon na wax naan si les mots ne dialoguent pas les armes vont dialoguer. mu ne dialogue des mots bu amul rek armes yi dañuy dialoguer et kenn ñaanu yàlla ñu yegg foofu. pour man ñaari parti yëpp ñi ngi wax am na ñoo xam ne sont catégoriques. Babacar Ngom na delloo ay suufu jàmbur loolu la ñuy wax na leen bàyyi ak seen suuf ñële ñu ne du ñu bàyyi parce que dañ fay def investissement boo xamante ne te li ñuy bàyyi sax looy bàyyi day fekk nga bàyyi koo xam ne moo ko moom mais li ñuy bàyyi ñoom moomuñu ko donc bàyyiwuñu dafay firndeel ne rek encore une fois jot ci ay médiation pour xool naka la ñuy def parce que bu fekkente ne moom Babacar Ngom dem na ba ne man su ma demoon bay delloo teeri sax waa Jilax laa koy delloo mais du ma ko delloo waa Ndingler mais am na lu mu jàppal nga gis ne am na lu mu jàppal waa Ndingler am na lu mu leen jàppal parce que dafa yaakaar ne ñoom li ñuy réclamer sax moomuñ ko te puis ñoom ñoo yëngal affaire bi ñoom ñoo génne li nga xam ne si moom coow li mais xam nga parce que coow li ñu bëri dañoo jàppal ne Ndingler après ci la ñuy Jilax ci la ñuy Jilax waaw mais parce que mais Ndingler turu Ndingler moom moo doon dem turu Ndingler moo doon dem mais parce que waa Jilax kenn déggu leen voilà parce que waa Jilax kenn déggu leen waa Ndingler ñoo kaas te moom dafa jàpp ne waa Jilax ñoo ko jox Jilax moom mi ngi bokk ci commune bu Sindia Ndingler mi ngi bokk ci commune bu Ndiaganiao donc ce qui veut dire que moom ñaari communes yi sax dañoo am problème de délimitation fan la Sindia yem fan la Ndiaganiao yem parce que moom jàpp na ne waa Ndingler lii ñu kaas sax moomuñu ko mais ci Jilax la bokk
terrain bi nee na Djilakh la nekk en réalité donc comme loolu nekk Djilakh en réalité ñoom waa Ndingler di ko kaas te mu jàpp ne diggante Djilakh ak Ndingler 6 kilomètres la kon ñoom seen yoon nekkul ci terrain boobu ñuy kaas moom noonu la ko gisee mais ñële ñoom nee nañ seen terrain bi parce que 225 mètres carrés yi hectares yu Babacar Ngom bi dafa am loo xamante ne waa Djilakh waa Ndingler dañu ñoo ko moom donc mi mbir moo xamante ne pour man buñ ko délimité woon bu doon délimitation bi dafa normal dafa net amaana mën nañoo mucc ci problème bi parce que lii fond problème bi mooy fan la Sindia yem fan la Jagañaaw yem Ndingler fu mu yem fan la Djilakh yem problème de délimitation la comme ni nga ko waxee mais maa ngi koy wax léegi fii démb wax naa la ko sax maa ngi ne la état bi sentiruñu seen présence ci li nga xamante ni moom seen intervention mais ministre Abdou Karim Fofana aussi mi neen mi ngi ci def ay médiation ay jéego mais sentiruñu xam nga bu fekkonte ni yaa ngi leen di dégg ñu ciy wax mais fii je pense que Macky Sall tey moom war na génn wax ci problème bi parce que ñu ngi koy bàyyi leen nag mais gis nga li may wax nii yow Moustapha lu am importance lay wax nii gis nga bu ñu fi nekkee di bàyyi ku maanaam Macky Sall dafa mën a seetaan fi dañuy jekk-jekk ñuy tojante ay bopp di dóorante ñuy soog a intervenir te boobaa dana fekk béy wooy mbuus waaw espérons il faut Macky Sall génn suuf si ñu xam ne suuf dafa garaaw suuf dafa garaaw il faut ñu bàyyi ci xel ñu teel ci wax régler problème mu mujj une bonne fois pour toutes ku nekk jàll ci leneen espérons que ni du ñu yegg foofu espérons que du ñu yegg foofu parce que Babacar Ngom ni ñu ko déggee mu waxee ni il n'est pas prêt à lâcher du lest mais ñeem aussi du ñu xam nañ ne bàyyeegul ñeent tamit bàyyeegul Babacar Ngom envoyé ay nit foofu pour ñu liggéey foofu noonu waa mais am na loo xamante ne moo ci xaw a dal xel tuuti mooy li mu wax ne ministre mi ngi ci def ay jéego yoo xamante ne mi ngi non si nee na mi ngi avancé mais dans toute chose rek xam nga dafay am ñoo xam ne dafay am ay Foucault am ay Colombe ñoo xam ne dañuy taal am ñuy fay nañu espérer rek que ni jàmm dina dellu si parce que Babacar Ngom tamit doomu Sénégal la coow li metti na mu seex ko ay mbiri Sénégal pour man lépp rek war nañ mën a toog si autour d'une table ñu waxtaanee ko échanger si su ko defee jàmm jóge ci moo gën daal coow yi nga xam ne ñu ko ciy dégg Sénégalais la kenn gënu ko yaay ci suuf si te dañ koy jox ñoo xam ne si nii sax dëkkuñu ci réew mi moo ngi noonu moom kenn gënu ko ca yaay mais lépp nañ ko jaarale ci yoon waaw war nañ ko jox ñu fàttali loolu mu liggéey te li muy liggéey tamit Sénégal la Sénégal lay jëriñ Sénégal lay des te ay doomi Sénégalais ay doomu Sénégal ñoom ñoo ciy liggéey donc nekk na loo xam ne si nii dañ ci bàyyi xel bu baax fi ñu koy jeexale mbokki internet yi mooy dañuy jàll fële ca Mali ak la fa xew manifestation bi fa am démb manifestation bu doy waar ci ni Ibrahima Boubacar Keïta yore réew ma kontaan nañu ci ba tax na kii di Imam Dicko moom daal dinay rassembler nit ñi def li nga xamante si moom mooy désobéissance civile lancé na ko démb coow li bëri na lool fi nga xamante ni moom mooy Mali Ibrahima Boubacar Keïta su changé wul doxalinam lan moo ko mën a fekk ci li waaw nar na compliqué trop fële Mali ñi ngi ci guddi gu bët setagul parce que désobéissance civile bu ñu ko fa tuddee rek cela veut dire que mbir mi ngi bëgg a doy waar te Mali nag suñu ay dëkkandoo la ñoo xam ne dañ leen di ñaanal jàmm fu ñu toll parce que li ñuy dund jamono ji nag kenn ñaanu ko yàlla te mi ngi bëgg a doy waar bu fekkente ne nit ñi jógul ci CEDEAO mi ngi ciy def ay jéego mais ñu fàttali rek ki nga xamante ne moo jiite mbir mi di Imam Dicko personnage la boo xamante ne dafa commencé am doole bu baax sax si dëkk ba waaw non il est très influent boo gisee mobilisation yi muy def foofu da ngay yéemu si yàlla te loolu lépp mi ngi ko dooree ci foo xam ne xam nga moom jiite woon na fi au conseil islamique du Mali moom bi mu ko jiitee depuis defe naa 2019 mu nekk foofu mi poste stratégique bu am solo boo xam ne ci dëkk boo xam ne ils sont à 95% de musulmans nit ñi di ko déglu déggal ko mais force am bi mu gën a am doole mi ngi ko amee ci en 2009 bi nga xamante ne dañu doon jéem a dugal benn code de la famille boo xamante ne dafay indi égalité góor ak jigéen ñu njort ne am na ay valeurs yoo xam ne moomuñu ko Imam Dicko weñ loxo gouvernement bi ba ñu mën ko amal ay coppite ba woyofal ko ba nga xamante ne beneen maanaam code moo mujjee jàll xam nga loolu déjà day wane ne kii am na force ci dëkk bi ñu am benn manuel scolaire boo xam ne moom moo def marche mobilisé ba ñu censuré manuel scolaire boo xam ne dañoo jàpp ne bii manuel scolaire kat li muy jàngale éducation sexuelle la boo xamante ne dafay indi tolérance ci affaire góor ak jigéen maanaam di dooleel góor jigéen mu weñ seen loxo ak Soumaïlou Boubèye Maïga moom aussi tamit mu def pression premier ministre bi gars yi fexe bañ def motion de censure balaa motion de censure premier ministre démissionné dem donc mii koo xamante ne bras de fer bu mu entamé ak gouvernement bi daanaka daf koy gagné donc nit kooku nag tey jii moo def dem ba muñ ne am na sax ñu ne pouvoir bi daanaka ci ay loxoom la nekk lu mu imposer rek presque mu am ko mais loolu nag bu amee ci dëkk boo xam ne dañ naan république la dafay mujjee doy waar parce que li ñu gis démb tamit lu yéeme la bu ñu nee ba dugg assemblée nationale am dañuy taal assemblée bi alkaati yi fekk leen fa
am ku ci ñàkk bakkanam ñu jóge fa dem ci télévision nationale bi assiégé télévision bi policiers yi fekkaat leen fa moom ay blessé ak yooyu noonu yëpp tey ñu ne dinañ def benn sortie wax fan lañ jëm dëkk bi en tout cas mi ngi ci guddi gu bët setagul IBK la moo nekk taxawaay jamono IBK jamono ji taxawaayam parce que ñi ngi revendiquer gouvernement de transition ak tas assemblée nationale parce que élection législative yi ñu gën tamit dañ ko contesté bu baax a baax moom mi ngi jéem a négocier di xool nu muy def mais ñi muy négocier jamono fi ñu toll dañ ko ëpp doole parce que bu ñu fàttaloo ko imam Dicko mi bokk na si nga xam ne dañoo jàppale IBK pour mu falu ba ànd ak moom sax def ay voyage ci dëkku arabe yi nga xamante ne parce que moom mi ngi jàngee aussi tamit Arabie Saoudite kooku am xam-xam la ku peeg xam-xam donc kon nit ku mel noonu donc fi ñu toll nii daal mën nañ ne moom moo téye Mali téye goo xamante ne yëm na président bi te bu parce que dañ li ñu njëkkoon sax mooy dañoo réclamer démission finalement léegi ñooy réclamer tuuti waaw léegi changé nañ kii waaw mi ngi noonu daal mais suñu dëkkandoo lañ yoo xam ne daal dañ leen di ñaanal yàlla rek ñu gaaw génn situation bi parce que ñi ngi ci guuta goo xam ne daal maara day taal yi donc yàlla na leen yàlla génne ca guute googu ba ñu mën a delluwaat ci seen jàmm liggéey seen réew parce que instant bi moom wax dëgg yàlla les pays africains dañu war a yeewoo xam ne jamono bi du jamonoy xiiroo du jamonoy ŋaayoo nañu ànd booloo liggéey Afrique liggéey suñu réew yi ñu am doole comme réewu tugal yi Moustapha looy tàggatoo xam naa ni li ñu cëraloon ci wax daanaka jeex na waaye bala ngay tàggatoo baal moom mosal la tuuti ci li nga xamante moom mooy résultat yi ñu am tey xam naa ne xamuloo ñaata xanaa cat lay doon rek parce que bigi mi ngi lay def si sànq ba léegi cat lay nekk xaw sax xam naa ne xamuloo tey ñaata kii la ñu am affaire léegi baal ma wax la ko rek 790 tests la ñu réalisé foofu ci Institut Pasteur donc 132 tey la ñu am yoo xam ne si ne ay cas positif la donc 41 ñoo ci ay cas communautaire tey nag moom kenn ñàkk alhamdulilah kenn ñàkk ci bakkanam amul kenn ku ci ñàkk bakkan ci li nga xam ne mooy mbas mi et puis juróom-ñaar fukk wér nañu tey ji ba ñibbi ci seen njaboot 30 bi fanweer ñoom ñoo nekk cas grave moo ñu nekk Sowetas donc jamono bi Sénégal 8014 la am depuis mbas mi dugg fii ci Sénégal 5381 la ñu am ñoo xam ne si ni wér nañ ci mbas mi 145 ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ñaan yàlla mu yemale ko foofu 2487 ñoom ñoo nekk jamono bi sous traitement loolu lañ fi am ci ay résultats Moustapha nga tëje ko rek xam naa du ñàkk ne dañ ci am loo ci sànni waaw li ma ci sànni rek mooy comme kenn ñàkku seen bakkan rek dañ ciy dellu sant yàlla di ñaan yàlla sax mu musal ñu ci ba kenn bañ a ñàkk ci bakkanam cas communautaire yu yokku nañ bu baax a baax am na ku ma ne woon sax loolu c'est une logique cas communautaire du yokku logique la parce que niñ ko ubbee la niñ ko defee nii la ku nekk dina foree jàngoro ju fu ne ku nekk dina ko foree fu ne donc ce qui veut dire que rek encore une fois nañu wéy di sàmmonte ak li nga xam ne kër docteur moom la ñuy wax maanaam ñu respecté ak seen ay digle comme dañu ñu dund ak moom nañ jël suñu ay responsabilité rek ku nekk jël ses responsabilités def loo mën suñ ko defee rek yàlla mën nañu dimbali ba mbas mi gaaw abal ñu kon mi ngi noonu mbokk internet yi le point de la rédaction la woon tey jii ci samedi bi ñu amoon mbégte lool teew fi waxtaanee actualité bi am ci semaine bi yëpp man ak Moustapha ñu gis aussi importance bi nga xamante ni jox nañ ko émission bi ak di ñu déglu rawatina ñi nekk bitim réew ñi nekk ci biir réew mi aussi également fàttewuma leen ñoom aussi dañuy topp bu baax a baax Biggy Jackson moom moo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy technique bi benn nit ñetti caméra loolu laa koy tooñe di leen jox dig jaje suba incha allah lundi altine du ñëw suba de donc altine incha allah ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yittewoo mën ngeen ñu jot ci 77 298 65 79 wala bokk ci 76 452 72 67 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax